ay sóob la tey ji li nga xam te ni mooy coow lu war a suuf si imagine tey ji man ma soxla woon suuf dafa yomb sénégalais la d'accord war naa ci mën a am mais ña doon bay damaa war a dem waxtaan ñoom may leen en plus laa bëgg di fi bay am naa ay tracteur ay lépp léegi man maa moom 50% yéene moom 50% yi ba pare comme que ay baykat ngeen ay professionnels ngeen ma jël leen ci biir ngeen di liggéey léegi est-ce que problème ba jeexul ñoom danañ bay dana nekk actionnaire te dana leen fay ndax ay travailleurs leen mais dama ne la ñi fi nekk ñoo bëgg a régler problème bi ñi fi nekk ñoo bëgg a régler problème bi man ma ñëw par exemple sama dëkku maam wala fenn bu fa bay fekk ñu war a bay may leen ah comme que yéen da ngeen di bay 3 mois te mën naa bay man 12 mois léegi nu ñuy def loolu état ko ñu ne ki nga xam te ni droit de propriété bi nga xam ne yaa ko am tey ji da nga ci war a am temps d'action ñu ne kat boo ñëwee ki nga xam te ni benn sénégalais la bu ñëwee na cédé par exemple 40% bi ki nga xam te ñoom moom suuf si bu leen ko cédé non seulement warta bu dee ñoom qualifié nañ ci liggéey bi amul droit jël keneen ku lu ñooñu tant que ñooñu ngi respecté seen liggéey mais loolu ak yëleefu liggéeykat la ak yëleefu doomu aadama ak yëleefu ki nga xam moo yoroon suuf si di ci def ay neef rek yooyu yëpp pour suuf si di gën di dund di ci bay rek la woo problème mu suuf mooy lu ma la waxoon sànq rek Sénégal pour régler gars yi soxlawul xoolal soxlu Sidi va à l'école c'est pas compliqué soxlu Sidi va à l'école laa la wax léegi nag malheureusement si tu es là ngay wax yéen ni ñu ne ah non kii dañ tëj loo gëm ñoom dañ fexe nu ko def nangam loolu mooy réalité bi nga xam ne ñu koy dund ba tax may leen gars yi projet Pastef seen projet la ku jàppale ci sa projet bés da nga yor lu bu jeex bëgg a investir doo sañ a investir ndax xam nga ne boo investir da ngay perte mënoo concurrence ak kenn te état favorisé wu la bés dana jot nga bëgg a yar say doom jàngal leen seeni maam fekk perte nga sa valeur bu yàgg te bu ñuy commencé daal mënuñoo wax ñaari baat ñu tëddugaloon ci baatu nasaraan te programme yi ñuy jàngal yépp ah ay contemplation nangam livre yu bëri liir nañ ko ku ci mag yaay jéem a góorgóorlu rek jéem a liir li nga xamante ni mooy nafaru mag ñu baax ñi comme que nataw bi kerkeraan yi xalilaalu yaam bi nga xamante ni moom mooy sëñ Moussa Ka bi ma nekkee prison laa ko jàng di ci nekk di ci góorgóorlu mais lam ca wax buñ la ko teeloon a yar yow sa jëm bopp ba ngay nekk tout tànk barke maam Cheikh Rafal da ngay teel a nangu da ngay teel a gëm da ngay teel a am courage parce que courage ak gëm-gëm la lay jàngal foofu détermination la lay jàngal foofu macha allah ñi nga xam waxuma la ego sax mais seen weex du moroomu boo jëlee intellectuel yëpp européen dajaleen ci taalif ci lépp muy ay point yu taxaw ay borom yi xam-xam mën a jàngale nag xam nuñ koy tegee malheureusement Sénégal ñun xamuñ suñu bopp mais ku ñëw naan la gëmal sa bopp te waxu la xamal sa bopp da lay nax da ngay boo gëmee sa bopp te xamal sa bopp foo jëm da ngay xam sa bopp gëm sa bopp ñun nag problème bi mooy benn xamuñ suñu bopp ba pare bëgg forcer gëm suñu bopp dañuy nax suñu bopp xamoo yaay kan nga bëgg a gëm sa bopp gëmal sa bopp nga ne da ngay bëreeg borom 100 tonnes bu la yëkkatee bu la dóoree ci suuf di nga xam ndax gëm sa bopp la waaye xam sa bopp moo tax nga ne kii 100 tonnes la non yan stratégie laay def pour mun koo daaneel loolu mooy xam sa bopp d'abord nga xam li nga am man 2 kilos la kii 100 kilos la nan laay def ba nga xamante ni naa ko déséquilibré nga xam d'abord yaay sa bopp mu ne comment faire nag mooy gëm sa bopp ba ak stratégie ba kon bu nu nax suñu bopp les gars donc di wax ne rek Ousmane Sonko dafa décortiquer lépp ci discours am bi passé que il est temps que ñu jël suñu responsabilité il est temps qu'on dit que ça suffit France il est temps que ñu wax ça suffit Israël il est temps que parce que colonisation bi de France kese ba ci Indien suñu suuf yaa ngi dem ba ci fer bi kañ ngeen gi di dégg feeru Sénégal kañ ngeen gi di dégg zircon bi kañ ngeen gi di dégg phosphate bi nan ñu wax benn 100 francs dama ne zircon bi ñu ngi koy exploité de nan ñu wax boobu ba léegi zircon bi ñaata lay génnee pour les Sénégalais phosphate ba ci njaareem ñu ngi koy exploité nan ñu wax ñaat Bambey gën ko exploité wala boog Lambaye jariñu leen 1 franc je vous le jure allez voir nan ñu wax ñaata lay génne pour Sénégal ak feneen suñu train bi nga xamante ne waroon na mën a jóge biir port di dem ba Mali di ko yóbbu nga xamante ni ndax dañ sóoraale gis nga yeneen dëkk yi bu ñu amee fulla léegi ñu def ñoom ab tali ñoom fexe conteneur di wàcc seen dëkk parce que concurrence la de muy dugg ci biir Mali vite fait tey lan moo fi nekk ay camion moo fi nekk moo tax choc yu bari mu ñëw jëlee la sa conteneur mais bu doon train bi Sénégal ko moom yóbbu ko ba Mali même bu dee moo koy financé train boobu ñaata conteneur lay mën a yóbbu par jour ñaata la ci Sénégal di gagné ñaata doomu aadama ñoo ci liggéey
wallahi développé Sénégal soxlawul man la Sidi va à l'école mais buñ koy wax ñu leen tëj gémmuñu booy yi buñ tëjul gémmuñu booy yi xamuñ fu ñu jëm xoolal amul garaaw amul 1+1 amul nangam soxlawul Sidi va à l'école pour développer Sénégal juste de voir ubbi say bët gis li xew malheureusement sooy wax pour ñëpp jariñu ñenn ñi nga xam ne ndeysaan dañuy am benn 200 000 wala 300 000 ñoo njëkk a taxaw ci réseaux sociaux naa la doog fi waxee te pourtant ñoom xamuñu ku ci feebar ku ne war a am scanner sa salaire jeex billaahi réew mu tugal fii ñu fi ne nii am na ñu ne tugal fii du ma weddi réew mu tugal ab kanaara bu daanu ci canalisation sax sañanoo woo sappoor mu taxaw xolal ba génne kanaara bi kon gars yi soxlawul moo tax message Ousmane Sonko leen wax il est temps que ñu ngeen jël seen responsabilité ci benn ci complot bu gën a doy waar ba nar a ñëw ci ñun benn les activistes damay wax sénégalais yëpp complot bu doy waar ba nar a jëm si ñun maanaam lu ñu nar a accuser lu ñu nar a jël xoolal yàq suñu avenir te pourtant Sénégal moo tax ñuy xeex kon donc sénégalais bu ci ne dafa war a am ñun ñëpp dèjà dañu giñ terroriste man tey gis naa lu ma naqari ma ne ngóor jigéen naqari ma ci dëkk bi gën a taxaw di ko dénoncer ñu ne ma terroriste nga kaay ci kaso bi est-ce que yoon la mais loi bi ça n'explique que ça loolu lay wax ma gis na tey am na ab frère borom kattan bi fi nekk ubbi école bu bees tax Amadou lu ci des ñenn ko yeggale bu bees tax ñu ko publicité lay sama doom dafa jànge amul ma ko fay doomu baadoon du fa jànge ils ont prévu ça pour leurs enfants est-ce que yoon la moo tax ñu ne tey jii nañ góorgóorlu ñu ñëpp pour protéger le projet c'est important benn complot bu nar a ñëw si ñun ñaar façon bu ñuy fexe Ousmane Sonko saa bu ñu xëyee ñu ngi fexe pour jëm ko comploter léegi lu war a activiste yi ànd ak Ousmane Sonko je l'ai toujours dit bu leen sonn du Ousmane Sonko projet bi ñoo ko bokk même projet bi la amul différence ñun suñu projet lu ñu bëgg mooy France jóge fii yaa xayti na fi France jóge ñaata sénégalais ñoo nekk États-Unis qualifié mais gedd Sénégal parce que xam nañ bu ñu fi ñëw duñ ci génn dofuñu étudier nañ marché bi xam nañ nekk du favorable ci ñoom ñaata ñoo nekk Canada ñaata nekk Italie ñaata nekk Espagne ñaata nekk ba ci automobile foo mën di la secteur yëpp sénégalais nga fa taxaw mais gedd Sénégal parce que xam nañ mun ñooy investir dañuy perte billahi Adama moo fi nekk léegi nag ñu ne ñi fi jot a nekk as néew di résister na leen jéem a dëbb ci gën ñu écraser leen yàq seen àdduna mais loolu moo tax tey activiste yëpp am na ko may woo messenger après xam naa naa la rappelé moom moo tax tey activiste yëpp ñu naan noo ànd Sonko déedéet dañoo bokk projet bi nii la def nii doon benn tolloo net France bëgg mu jóge fi pareillement wala boog bu ñuy liggéey ak ñoom ñu ñëw ci ëppale ñun lay ëpp lu muy jariñ bu ñu bëggee ñu jël bu ñu bëgg ñu uti keneen laay waat essayé woon na ko fi afay naari nan la Sénégal meloon tey jii ñu ne lan lu ñu bëgg mooy di industrialiser suñu dëkk changer suñu système éducatif yokk 4e pouvoir responsabiliser les Sénégalais mais ñi noonu wax ay DER entrepreneuriat rapide man daal damay toog mu yàgg ma ne ñi xaw ma ay xar la ñu jàppee xaw ma fan la am États-Unis sax mënu entrepreneuriat rapide États-Unis mënu ko allez faire vos recherches am na état yi nga xam ñu ngi États-Unis boo fa état yi nekk États-Unis boo demee à bas âge li jàngal xale yi li nga xam mooy entrepreneuriat à bas âge ci lépp ñun on a tout pour mën cee génn donc mu wane ne nag ci kanam tuuti loi bi ñun la visé ci bëri mënu ma ci dugg ci complot yi Sonko lu bëri lu mu waxoon fii am na ñu bëri ñu ci jot a xam mu leer mais ñoom ñu ngi nas ba mu nice comme Côte d'Ivoire nu ko Alassane réussir comme Guinée nu ko réussir barke yàlla ñu ngi koy nas bu dul Macky bu dul Muroog Sow moom ñoo leen prévoir bu demee ba échec ñu jëli kenn ki nga xamante ni moom dafa toog fee ne patt pataaram sénégalais di xeex ñu jëli ko loolu mooy seen option tout sauf Sonko le pourquoi nag tout sauf Sonko parce que c'est Sonko moo nekk fii taxaw di wax les choses nu mu mën di nekkee waaye soxna ne ma fast track on accélère génne woon nañ ko fi lu ne génne nañ ko fi dara doxul dara doxul on accélère ak fast track DER ak ban booy bu ne génne nañ ko fi kon bu ñu nax suñu bopp ñi leen mën a changer Sénégal ñi leen ko mën a doxalee donc di ñaan gaay yëpp
ci nemmeeku tour bi bu leen def benn anonymat jàpp leen ci projet bi c'est pour tout le monde xam nga ñun ñàkkuñu fayda est-ce que xam ngeen ne y a des gens sax yi dem bay yàq der naan Sonko barke yàlla Sonko xaalisam lay dundee dignement man suma xaalis lay dund dignement keneen noonu est-ce que yéen a ngi dégg léegi nag nit ñi ñoom lu ñuy def mooy nan fexe ñoom ba projet bi bu mu antu te pourtant Pastef ñoo koy financé te nee naa képp fii laa taxoon ma lancé woon défi gi nga xam te mooy ministre de l'intérieur may leen bu ngeen ñëwee ne da ngeen di vérifier li nga xam te ni moom mooy nemmeeku ànd ak yéen jox leen logiciel bi jox leen ñoom koppar geeg yor jox leen ñëpp bu ngeen mënee wër ñëpp si Afrique ak ci Sénégal ak ci àdduna bi ngeen dem wëri leen ñooy leen koo ci dem mooy la maa ko joxe donc kon lu ngeen ci mën a jàpp ci matériel ci logistique seen waa dëkk parce que yéen a ngi bitim réew yéen a mën a woo seen waa dëkk conscientiser leen yéen a mën a woo maire yeeg ñette des ñu def suñu wàll ñëpp conscientiser ñi xamal ne fan war a tiré mooy projet bi ak Ousmane Sonko ku mën a doon projet bi xam nga lan la mooy que France may ñu jàmm projet bi xam nga lan la mooy à ce que ñu industrialiser suñu propre dëkk projet bi xam nga lan la mooy ñun suñu bopp ñu jël suñu propre dëkk moomal ko suñu bopp doon ay sénégalais lu fi nekk suñu favoriser sénégalais yi ci lépp loolu mooy fulla soxla wu Sidi va à l'école les gars loolu mooy fulla donc gars yi loolu la amul lu may partager ngeen di wax ne leen intimidation yeeg yëpp ñu ngi koy dégg amul solo menacé yëpp ñu ngi koy dégg amul solo waaye tant que protéger la ñoom Abdou Karim Gueye protéger leen ñoom Guy Marius Sagna protéger leen ñenn parce que ñoom billahi il pouvait faire comme vous bu leen neexoon ñoom ñu mel ni ñeneen ñi dem ñu jox leen xaalis bu bari ne leen noppi leen état bu amul occasion bu mu leen joxee xaalis ne leen noppi leen ñu noppi moo loolu waaye ñun ñu diñ muy dund mu métti ci ñoom lool di wax sama activiste moroom activiste nekk bitim réew bu ngeen ñëw Sénégal moytu leen bu baax seen saag yi jar na sax bu leen andi saaga sërika mun ne leen ca mii neen lu ne giñ leen jar na ko sax jar na ko ñëw xool benn mbubb boo ñëw fii soo ko jënd ay mbubb fugg jaay wala boo ñëw fii soo ko jënd ay yenn mbubb yi comme d'abord rek bu ñu dëkk naan yëre olof Sénégal amul yëre olof lépp fee leen koy defaree andi ko fii dañ wax tey ñaw wolof ñu jëm ko dagg wolof boog donc di wax ne la pression yi ñuy jot ak métti gu ñuy teg yëpp ñu koy muñ te yàlla tax waa ziar naa la Abdou depuis Angola maa ngi lay ziar yéen ñëpp moo tax gars yi ñëpp yéen ci mën a jàpp parce que sénégalais yi gën ci biti dafa bare yor xam-xam fan dem ñoo koy jiite mën a liggéey billaahi bu leen mooy occasion ñu jël si waat fii favoriser leen Sénégal soppeeku comme bonjour mais malheureusement nii lay demee moo tax nag lépp ñu ci nar a dund bu leen xoolal bu mu leen étonné suba bu leen étonné ngeen déggaat ñu naan libéré Ndongo parce que ce qu'ils veulent mooy que ma noppi li ñu bëgg mooy Guy Marius Sagna noppi lu ñu bëgg mooy Abdou Karim Gueye noppi lu ñu bëgg mooy Ousmane Sonko arrêté poste waa léegi lu tax loolu tey jii complot bi nga xam amoon na ci Ousmane Sonko ba tey déglu ñu woo Sidi Lamine Mbaye avocat yi mu àndaloon ñu ko génnoon ba tey dégguñu leen mais ñun ñi nga xam ñoo nekkoon ne béy amul bàjj ni ñun la ñuy woo loolu mooy Sénégal léegi nag tey jii dégg leen ñu woo Sidi Ahmed Mbaye de dégg leen ñu woo kenn ñun ñii la ñuy woo te pourtant nag bu doon enquête dañoo bàyyi gendarmerie dellu ko normalement billaay wallaay li am Sénégal du am billaay wallaay du ma dem prison te billaay wallaay kenn du ma woowee terroriste mais bu dee ci ñoom la jàmm la ni am lu leen neex def nu mu leen neex ñu defee ñun nag bëy yu amul bàjjen nii lu ñu def ñu jàpp rek ko suñu ndig mais dama ciy ñaan ñi nga xam te ne ñoo yor justice bu ñu ko nangu ba leen ko nangu ñii dañuy dem tôt ou tard te woy dafa am solo waxuma sa vie privée de sama yoon ñëw ci mais woy dafa am solo ci li nga bokk nit ñi di ci liggéey bu leen ko nangu loolu la ñuy cherché pour que ñu wax militaire bi sañu génn kaas police bi sañu génn kaas magistrat bi sañu génn kaas ñun ñoo fi nekk gis avant nga xam ne yoon ñu taxaw kaas ko te gis nañu bu fi nekkatut di nga gis ku ñu xëy bu jëg na rek kàmm jëriñ di la dóor faaj ak poste boo mën di équipé nga ne muut kon donc ñun war ñu noo sacrifier war ñu def lu metti au moins ñu ngi jéem
di jàkkaarloog ñi nga xam am nañ doole ànd ak ay seytaan ànd ak ay lobby ànd ak ay homosexuel ànd ak leneen te ñoom gëmuñu seen réew bëgguñu ko au moins ñu ngi jéem. gis nga ñu jëloon ci manifestation di wax wala diñu giñ loi bi yaakaaroon naa eggale woon enquête bi ba jàpp avocat bi ko complot woon ak ñi ko complot woon ñëpp ñu nekkoon ci dil bi moo gënoon a rafet. te xoolal man bu doon maa doon digal ku ko jiite xam nga lu ma koy wax boo defee loolu au contraire da ngay ëpp valeur ci sénégalais yi parce que dañ naan diw léegi changé force nga ku xam force moom force ngay xam malheureusement ci ngay continuer noonu ci leen boo amul xam-xam ci far force ngay continuer ci far force moom mooy lan mooy man nga mën a ñëw man maay béy bu amul bàjjan bi dañ jàpp Baye Sidi Lamine Mbaye mi nga xam génn na couvre-feu violé ko dèjà ànd ak nit wax carrément ci audition yi mu leer nañ moom du mujj fenn te complot boobu noonu bàcc ki nga xam te ni tey moo changé trajectoire jàmbur tey nee na la ab préfet la préfet boobu noonu bul sonn kenn du ko mos a woo mu rendre compte te li xam yëpp c'est à cause de lui moo changé trajectoire jàmbur ndaxte neen day bañ xelal ay nit ñi accompagner ko mais teewuñu nit ñi accompagner ko neen far force. récemment meeting bu mujjee weesu MD2 may ziar waa MD2 gars yi ziar naa leen daal yéen taxal ma lekkaat ceeb bu neex quoi yaa ngi dégg ci meeting boobu noonu booy yi bi ñu taxee gars yi ne leen dëpp leen booy ne déedéet dañuy gunge pro ba mu egg këram du moom. billaahi wallaahi laa leen waatal teere xawal HLM Grand Yoff lan doxe ba si ci kër góor gi booy ne projet bi la ñuy protéger booy dépassé nañ sax ay affaire yu personne affaire yu nit mais ñoom projet bi la ñuy xalaat seen futur seen demee te booy am na ka nga xam ne nee na man lingoom laa jaay lingoom am ka nga xam jaaykatu yàbb la Ibrahima peut-être mu ngi may seetaan fii nii moom lan lay jaay ay affaire lu jum ak yooyu lay jaay mu ngi may seetaan Ibrahima Diallo nekk ca marché Castor lii ma xam ne keroog maa ngi fa moom daje ci guddi gi bu ngeen xoolee sama yenn live yi sama propre page ñu ngi waxtaan ci guddi gi ma naan ko booy gën ñaa laa gis ñooñu ñu ngi xalaat seen suba mais malheureusement ñun ñi la ñuy noppiloo ñun ñi la ñuy toroxal duñ liggéey fenn fu njëm ñu dàq ñu toroxal mooy Abdou Karim Gueye lu muy wax sénégalais bi da nga koy xeex yenn sénégalais bi dina xeex waaye ñun tant que ñu ngi yéen du ndaw da nga koy ñeme donc ñu ngi jéggul lépp lu fi wax nga xam te ni wax nañ ko ni mën ndax mais lépp li mu fi wax nga xam ne baax na suñu borom moo ko jagal ba mu jàpp waaye jàpp na ne daal ñun ñii ñu bëgg a xeex bëgg ñoo gàkkal bëgg a nàngam ñi koy def ki leen ko def loo bés dana ñëw mu jóge fi kon am naa xam jarul def ndax fii ñun rek presque ñoo fi sañ a kaas ñu nag ñoo fi sañ a kaas presque ñu fi romb grève yombul de dem gis ngeen les militaires invalides sama mbokk papa yooyu noonu taxaw di réclamer nekk ay blessés de guerre pour défendre seen pays malheureusement loolu mooy Sénégal man nag bu ma fa demoon tey pour jàppale leen ñu réclamer seen droit parce que fu ne jaar nañ fa xam nga gars yi lu leen di def Abdou Aziz maa lay jël léegi xam nga gars yi lu leen di def dañ may def jàpp mënate waat dugalaat malheureusement loolu mooy Sénégal en tout cas di leen sant waaw ok ajouté na Abdou Aziz ajouté naa ko waaw ajout en cours la ma wax ajout en cours Abdou Aziz Sow nee na ma Abdou Aziz nee na ma répondre de nee na ma répondre Abdou Aziz donc Tanor gars yi maa ngi leen di ziare ñëpp di wax nag lii rek moo tax ñu bëri daw Sénégal boo fi nekkee di jéem donte gënoo fi man je suis pas parfait maa gën a yées ci dëkk bi mais di jéem pour intérêt général dañ lay sàkkal pexe boo amul courage boo amul fit nga daw wala ay menace de mort booy dox da ngay gestu ba sa ndox li di gestu ndax njaboot gi nga bàyyi ndax yaay intimider sa famille yëpp tiital la lu ne jàmm doo kam fooy dox ñu lay topp dem moo ci mujj ci guddi gi Abdou Aziz envoyé naa ko de boo ma ko mënee envoyé waat dina baax parce que envoyé naa ko mu ne ma yaa répondre ok ñëw na nii Abdou Aziz aucune réponse de votre part Abdou Aziz donc looloo xam Sénégal gars yi maa ngi jégalu Abdou Aziz yàlla xam na ne essayé naa plusieurs fois duggul maa ngi jégalu xam naa nag dinaa wax gars yi xoolaat ko ci page bi xam naa problème boobu la parce que keroog même chose la dal Macky Sall maa ngi jégalu bu baax ci gars yi di xam ne lu baax ci nekk rek suñu borom moo ko def lu ci yées rek mën na nit moo doon mat maa ngi jégalu bu wér ci li nga xamante ni mooy jot na ko fi wax di wax ne Sénégal léegi moo ko jar ñu ngi tuub nag ci ñëpp nag di tuub barke Cheikh Ibra Abdou Aziz maa ngi ni di ko ajouté waat
ajout en cours ba tey la ma wax ajout en cours di ci jégalu nag mu ne ma benn réponse de votre part invité ki nga invité en direct kon problème page bi la gars yi xam naa loolu naa wax ñoom Assane ñu jéem ci lu ne kon gars yi ñu ngi jégalu bu baax a baax di tuub barke Cheikh Ibra te xam ne instant bi danoo nekk ba tey ci soutien ndax durant ma nekk tëdd ci kaso bi seen soutien moom moo tax ma génn fa rawatina waa Njaareem rawatina patriote yi rawatina waa Ndar rawatina waa Ziguinchor macha allah bu leen ma fàtte nag ci bois sacré bi parce que tay njambaan bi sax na sàpp am na ci solo yéen a ngi dégg di sant sénégalais yëpp di sant plus particulièrement sumay xaritu bopp ndax am naa ko ma nekkal fii meilleur ami boobu ba tey ndeysaan tëddul nelaw këram nekk ci lu ne di sant ñoom Aliou di sant ñoom Matar gaa yëpp ñu ci mës a jàpp ñëpp man du ñëpp laa xam billaahi ba ci Njaareem ñu porté woon combat bi yëpp ba ci Dakar ba ci patriote ba ci Europe partout am ñaa xam yàlla xam ne xawma leen maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen yóbbante sama cant gu amul yem waay Abdou Karim Gueye maa ngi lay masawu coono durant ñu téye ma nga ñëw Njaareem gars yi brutaliser la tout ça maa ngi la ciy masawu coono te xam ne boo meletoon noonu dina ma jaaxal noonu rek di la ci gërëm di leen wax ne maa ngi tubb wér gaa yëpp sant naa leen durant ñu jàpp ma waaye comme que jeexagul foofu leen mën a yem lu bëri duñ ko ci mën a avancer ndax jeexagul ndax man moom dan maa yittewoo lool sax te ba tey ma wax ne man je suis pas terroriste du ma terroriste damay xeex pour sumay doom lu may xeex sumay doom leen rek la gis lu dul yoon ma dénoncé ko gis loo sénégalais wala gis ñu publier ko Sénégal yëpp gis ko parce que ñëpp a bokk réew mi kenn moomu ko Sénégal amul sant ñëpp a ko bokk képp ku fi say maam juddoo nga juddoo fi rek am nga ci droit ci suuf si di jégalu di leen sant di leen gërëm di sant suma xarit bopp moom ndeysaan dafa xaw a tëj ci man comme maa ngi jégalu moom ndeysaan durant ma nekk foofu yëpp du ma ko wone parce que du may bañ ñu andi ko problème yàlla mi ma tiim xam ne nelawut publication yeeg yëpp ndeysaan mu ngi ci woon ànd moom mun na leen ci wax lu bari ñi may topp ak menacé ak yooyu yëpp day toog ba naa ma ngir yàlla booy bàyyi waaye man c'est plus fort que moi billahi wallahi mënu ma ko xool man su ma xëyee nit romb ma rek ne ma moom mii duma bàyyi nag suñu noonu nit fekk na ko mu toog ci bureau ba taay ne ko ceeb laa bëgg pour samay doom sa aduna day tukki dañ ñëw di la ñaan téeméer pour ceeb te doomam mu nga fa di maçon sax wàccagut muy tël mu leer ko ne kii avenir am suba dara leeru ci te ñàkkul jom sàccu fenut kon copain li ñu war mooy xam naa ne c'est vrai dangaa bëgg ma dund tuddee la doom yàlla na ko yàlla def waaye c'est plus fort que nous li ñuy def ñu ko pour ñun pour Sénégal barki Serigne Touba Mbacké barki Xaadimul Xaadim bu ma yaakaar aduna ak àllaaxira Sénégal lépp moo ñu ci ñor te du maa ci ëppale kenn lu mu rëy benn kër laay am benn mat laa benn nekk ci benn wàll laay tëdd ndax su ma feebaree kii may àndal moom bu yaakaaree na wér day ndax boppam dama koy wàllu kon jàmmam mooy sama jàmm te jàmm ji day fekk nga mën a lekk ba suur feebar faju tëdd fa nga war a tëdd ñu respecté la jox si cër fi nga dëkk donc di wax ne ñi nga xam ñu ngi ay agent développement local lan nekk ci terrain bi ñoo la mën a wax métti waayu Sénégal nit ñi sonn nan coppe bi moo doon wax sànq bawal maa la ko mën a témoin nit ñi xiif nan billahi lazi wantalaahi nit ñi xiif nan sonn nan métti na ci ñoom jamono ji lool ba xam kenn talatu sax yar sa doom da nga koy bàyyi sax sa doom doo ko sax tal du ci jàngam du ci leen bu réussir baax na bu réussir dem defi mindaan wala anyway ba tax ci dëkk bi lu ne nga fiy gisati léegi yu bari nga fiy gis nga gisoo ko fi ñàkk gu metti rek moo ko waral yu bari ngeen di gis léegi wala tey nga dugg ci oto di xeex ak nit wala nit di la wax xolam jeex wala mu wër amut njàpp à côté nga gis nit kuy taxaw di ngénte di xolal di battre 10 000 yi te moomu ko liggéeyu ko dafa yomb lool ak ñu ko mënoon waaw moo tax ñu ngi jégalu ñëpp ci wax ji di wax ne c'est dur yaay astu maa ngi lay ajouté yàlla nga dugg ak jàmm yow moom namm naa la lool barki Sëriñ Tuubaa yaa astu dama laa namm lool barki Cheikh Ibra di wax ne gars yi maa ngi jégalu nag bu baax di leen sant nag sant bu amul yem waay parce que bu doon toon yéen namoon naa suma doom trop sama xol sama lépp tuddee ko suma maam bu ma gën a bëgg suma àdduna ngeen mayaat ma demaat ba lëngaat ko ba mun koo accompagner waat mu demaat école mun ko accompagner waat mu demaat arabe ba kooku sant yàlla laa leen ciy def copain
ëllëg lu ma mën di dal ci combat bi leen rek laa bëgg di ko la ko seere la seere ko sama diggante sénégalais sama doom na mës a nekk xeexkat pour Sénégal plus particulièrement waree fam la ñun suñu maam Jóob laa sant nag ci njaay ni mënu mer soo maam noonu la meloon dafa tendre embuscade tubaab bi plus de 25 ans mënu koo laal fenn di ko sonal lool kum dem na ko kan ko la bare nga daw deuxième kon nag faaw ñu tagg suñu bopp ñu ngi jégalu bu wér ci tuub wallahi Sénégal yi moo mën a tuur suñu xéewal Sénégal ni mu mel ak condition yi mu mel nam man dem vacances Europe rek moo mën a tuur sama xéewal maa ngi jégalu bu baax a baax di jégalu bu baax nag marché combat bi nag ñu fekk ñu sant yàlla ko bu baax malgré menace de